loolu de vraiment d'abord ñuy masawu coono famille bi nga xam ni tey actuellement loolu daal moo daal seen kaw bu ñu leen masawu daanaka masawu nañu Saint-Louisien yëpp vraiment di que tamit naqarlu ndax defe naa phénomène la boo xam tey moment yi ñu toll je crois que dafa mel ne mooy actualité daanaka fàtte nañu Covid bi léegi léegi xale yi koo dégg muy wax Barça ba Barça donc te loolu def naa jot na gouvernement Sénégal daal di jël ay responsabilités ndax mën naan te responsabilité partagée la gouvernement bi am na ci wàll am na lu mu ci war a doxal jeunes yi tamit waruñ jël ay risques vraiment di dugg ci géej gi ci géej gi nga xam ne yow doo mool sa papa du mool sa yaay du mool actuellement nga ni kur rek da nga tekki dugg ci danger bu nga xam ni ku ne xam ne ni géej amul bànneex nga def waaw li koy indi yëpp mooy xëy na ay jeunes yu nga xam ni certains gis naa ni amatuñu espoir ay jeunes yu nga xam tey dañu nekk certains dañu jàng yor seen ay diplôme gis ni tey actuellement nii ñoo ngi court derrière l'emploi loolu tax na tey li tax booy jël ay risques pour dem ci géej gi léegi nag li ci des mooy gouvernement bi teg ay politique d'emploi yu dëgër jéem a xool nan lay fexe ba jàppale jeunes yi vraiment ñu am ay insertion wala sinon am na ay politique yeneen yoo xam ne bu dee wàllum financement et cetera ay ANPEJ ñoo ngi fi et cetera mais pour le moment daal politique boobu moo des ba tax na jeunes yi manque espoir ba tax na ñoom ñu dugg ci risque yooyu. loolu kay bu ma nee jeune kay dama naan jeune Sénégal gi yëpp jeunes yi fi nekk tey koo dégg mu ni dama bëgg a tekki te li ci gën a garaaw kenn dafay rëcc dem filmer envoyé wane ni gars yi fii dara newu fi ñëw leen xam nga. des fois nga gis jeune boo xam ne dem na ñëw tabax ay étage am booy loolu da leen di pousser pour ñu gis ni tamit fi seen morom yi jaar dañ fa war a mën a jaar te je crois que wërsëg moom actuellement yemul ku si nekk ak la yàlla tuddi ci yow mais nag tepp moo gën a yuret ni Sëñ Fallou Mbacké daan wax. beneen aspect tamit bu nga xam ne xëy na foog ñu wax ko ndax tey ku nekk Covid bi tey bu ñu xoolee tey boo toogee di seetaan au niveau international da ngay gis tubaab yu bëri tey dañu ci gaañ léeg-léeg jeunes yi gis ni. actuellement nii vide boobu pour ñoom rek ñoo war a mën a remplacer tubaab yooyu te loolu tax na tamit vraiment ñoom tamit ñu jël risque yooyu ni coûte que coûte vraiment dañuy dem Barça ba Barça. waaw liy waral lii mooy ne d'abord dañu jóge ci contexte bu jafe muy contexte de Covid mu salfaañe dëkk bi bu baax a baax ci domaine yëpp ci ay industrie ci ay entreprise am ak yooyu yëpp. ba pare aussi mu tombé contexte boo xamee ne ñi nga xam ne tubaab yi ñu ngi ci tool jamono witti seen tool yi te main d'œuvre locale manqué na fa. donc loolu moo sabab tey jii jeunes yi moo gën a suuxat en fait espoir si ñoom ba ñu foog ne tey jii dem bi jot na parce que suñu demee au moins dinañu mën a am benn affaire si dëkk boo xam ne en retour joxu leen dara loolu moo indi temps yi recrudescence bi ñëpp xam nañ ne yaakaar rek moo ko lal mais ñu leen di wax rek ne leen nanu dal parce que affaire bi mën na nekk fii nii quoi. immigration clandestine du tey la tàmbalee du tey lay jeex parce que yaakaar bi nu am si ne fële c'est la belle vie. yaakaar bi nu am ne lu nu mënul am seen dëkk mën nañu ko am fële moo ko waral xëy na nag tey jii nii dafa am lu ko gën a sabab muy ñàkk gu metti ak aussi coono yu tar xëy na loolu moo ko gën a metti mais mosu fi jóg li nu war rek mooy tey jii jël suñu responsabilité que ce soit l'État que ce soit ñun ñi nga xamee ne ñooy seen ay frères que ce soit aussi kilifa yi ci dëkk bi yëpp. dans la sensibilisation d'abord une bonne communication mais aussi permettre à tous ces jeunes yi nga xamee ne ñi ngi dem di sanku ci loo xam ne xamuñu ko maîtriser wuñu ko sax ñu mën leen dimbale ñu jàng am ay xam-xam si biir dëkk bi yu leen mën a permettre ñu liggéey mais aussi dimbale leen suñu génnee si loolu aussi ñu liggéey en plus de ça aussi ñu accompagner ak di leen ñaax di leen sensibiliser pour xamal leen ne li ñu yaakaar aussi fële demeetul noonu. ñi ngi profité aussi si occasion bi pour jaale famille yi masawu leen mais bokk ak ñoom naqar bi aussi dans ce sens aussi bokk ak ndar-ndar yëpp parce que ñëpp xam nañ ne tey jii nii li dal nii si kaw ndar yëpp la dal di defaale aussi un appel à toute la jeunesse pour wax leen ne nañ ko gëm taxaw te xeex si biir dëkk bi parce que jeune mooy tabax dëkk mais aussi waxaale état bi ne lii nii fayitam la te li tax ñi ko mën a tuddee fayitu état bi mooy ne dem nañu ba nga xamee ne jeunesse dëkk boo xam ne 60% ay jeunes lañu tey jii kenn amu ci yaakaar ci fi nga dëkk ba nga xamee ne jaral na la sax sànq sa bakkan donc état tey war na wut ay jumtukaay yu wóor yu mu teg jeunes yi teg ci ay ndawam pour que ñu mën a am njàng mën a am formation mais mën a am aussi liggéey ci biir dëkk bi ak liggéey yu leen di permettre aussi ñu fayeeku suturlu ba nga xam ne lu mel nii dootul amati. peut-être li tax mu bare. li xale yi def seen bopp la xam nga xale yi dañuy dégg naan nañu dem bu ñu demee am dara te defe naa ne booy dem
nga dem ak les moyens du bord mooy nga am këyit yéeg ci avion moo gën a neex pour nga dem di dugg ci ay gaal mun na nekk parce que chance la rek parce que am na ñu jot a dem ba yegg mais la plupart su bu dee 1000 xëy na 300 yi ñooy yegg 700 yi dañuy des ci te ay xale yu nga xamee ne peut-être nekkoon nañ responsable fii nekkoon nañu ñu nga xamee ne am na lu ñu téye woon tuuti am ñu nga xam ne téyewuñu woon dara mais yaakaar nañu dégg nañ ne ñee naan ñëw leen mais je préférais que ñoom bu ñu leen di wax ñëw leen ñu ñëwoon par avion ñëw dans les règles de l'art mais dem nii rek ci biir fu nga xam ne yow boo yeggee xamuloo ndax daal liggéey wala yow li nga bàyyi woon fii sax mu gën loolu parce que fi mu nekk nii ak Covid bi soo yeggee pour nga liggéey dafay am problème mais xale yi ñoom seen ambition mooy dem rek nan dem rek lu ñu fa fekk noonu la or que yow man def naa ne bon bu fekkee da ngay dem immigration dana fa fekk benn Abdou Boy wala benn mbaalo mu wóor ne bu ñu wàccee dana ma téye am fu ma yóbbu au moins parce que seddu France boobu wala seddu Europe bi sax laay wax loolu bu fekkee ne amuloo foo dem boo moytul fa ngay des donc xale yi nañ leen wax ñu defaat ndànk reculer pour mieux sauter bu waxuñoo nu bu kenn dem mais bu ñuy dem nañu dem ci condition yi nga xamee ne jar na ko daa xamee ne sa waa kër daan la ñaanal ne la demal mais jël ay 400000 def ko ci ay lu mat ay 200 personnes ci gaal ñaata xaalis la pour borom gaal gi bu réussiree baax na bu réussirul toujours tooxi duuna yi lay indi xoolal xale Pikine yi mat nañu 20 ay boy yu nga xamee ne plein d'avenir ay joueurs yu nga xamee ne peut-être bu ñu continuer woon am seen gëm-gëm ne football bi ñuy def kat mën nañ ci am dara parce que loo fekk loo gis rek bu gëm-gëm amee rek mën nga ci am dara mais gëm ne damay dem immigration te fa ngay dem xamuloo loo fay fekk moo dangereux parce que Europe bokkul ak Sénégal de nga xam ne bu ma yeewoo dem kër Abdou Boy wala ma dem kër Mbaalo añ fa wala ma reer fa amul foofu boo ñëwee nuyu tubaab sax mu naan est-ce qu'on se connaît boo nekk sawa mu ne est-ce que tu es un docteur yooyu bu fekkee ne xamuloo ko nga dem ci dëkku jàmbur da ngay sonn du nga xamee ne yow xamuloo benn làkk lu dul wolof nga dem foofu amuloo ku la téye defe naa ne xale yi war nañ mën a reculer waat xool ba xam bañu ñu kenn dem mais booy gàtt li may wax kilifa yi mooy ñu jéem a xool nan la ñu mën a neutraliser la jeunesse parce que xam nga xale yi bu ñu demee fële ay këyit la ñuy def nekk ci tool yi bu fekkee ne woon mën nañ ubbi tool yi financer xale yi ah ñoom ñu toog ñu wala ñu wut ay secteurs yu nga xam ne gisoon naa ay boy yu câble ñu xool nan lañ leen wutalee ay këyit ñu dàq ci seen doole yooyu yëpp ak wut ay industrie yu nga xamee ne kilifa yi nan jéem a xool nan lañu récupérer la jeunesse parce que bu jeunesse bi yëpp demee après dootul neex donc mieux vaut ñu jéem a téye xale yi nun leen di téye seet lu ñu leen jox lu ñu leen jàppale parce que defe naa bu ko président yëgee te xam naa ne yëg na ko parce que mu ngi yónnee ay condoléances ñi nga xamee ne jóge nañ fi je crois que ne léegi bu ñu demee ak conseiller mi ñu jéem a xool nan la ñu def pour may xale yi seen chance may seen chance mooy seet leen doon leen ubbilee buntu liggéey ba nga xam ne daañu ci mën a téye suturaal seen. maa ngi jaale njaboot ñi xam ne seen i doom seen i rak dañoo gaañu waaye nag di wax ne lii moom war nañ see jóg réew mi yëpp war nañ see jóg rawatina nag ñi xam ne ñooy état du Sénégal parce que wax dëgg yàlla xale yi boo seetloo ba seet dañoo jaaxle dañoo dem ba maanaam sës liggéey amatul dara amatul njàng mi yàlla xam doy na waaye nag néanmoins xale yi am nañu ay royukaay yu ne fii si Sénégal ñu mel ni ñoom Youssou Ndour ñu mel ni ñoom Sidi Lamine Niass ñu mel ni ñoom Bougane ñoo ngi fii si Sénégal te pourtant tey dem nañu ba doon samay ay kilifa yu mag si li xam ne samay moom mooy koom-koom réew mi ah ñu mel ni samay ñoom Amar et cetera donc moi je pense que ne xale yi war nañu mën a toog yaa ma dégg jéem a gën a góorgóorlu waaye nag ne leen nguur gi jàppale ndaxte liggéey wax dëgg yàlla boo liggéeyee la ngay am du doy te pour nga am ko lu la ngay daj xale yi nu ñuy def boo demee ba sës nag musiba naaru yaay rek moom mooy mun a am donc vraiment maa ngi def un appel au peuple sénégalais à l'état du Sénégal à son président mu jéem a xool naka lay jàppale xale yi merci beaucoup